mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen nag jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës wax nag ci wàllu politique ak Déthié Fall ma nekkoon vice président bu parti réew mi daal dinay tekki ndombol tànkam ci parti boobee daal di taxawal parti bu bees tuddee ko parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi ni ko démb la ko daal di taxawal da ngeen ci ànd ak Soxna Fatou Fall ci xibaar yi ñeel biir réew mi ci jamono joojee Birame Souleye Diop mi administrateur civil bu parti Pastef ginnaaw bi ñu ko bàyyeek ndéggandiku dellusiwaat na ci ay mbokkam fii ci diwaanu Thiès daal di yëkkate kaddu gën a dëgguwaat taxawal boppam ci parti boobee di Pastef daa ngeen ko dégg naka noonee moom itam ci biir xibaar yi ci jamono jooju jigéen ñi bokk nag ci mouvement Siggi jot na bu Abdoulaye Dieye ñu ngi doon amal nag ak doxuk ñaxtu dox nag jëmale woote nag ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu jàmm loolee Abdoulaye Dieye may jiite mouvement boobee daal di koy rafetlu ay kàddoom daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi daañ dem foofee ca route de Dakar 2 ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk di collectif bi nga xam ne seeni kër dañ leen a daaneeloon foofee ni ki démb nag la ñu jàkkaarloog way taskatu xibaar yi daal di naqarluwaat loolee daal di sàkku ci autorité yi ngir ñu taxawwaat leen lii daañu toftal xibaar yi ñeel biti réew àndu seek Roqya Mbeng li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndarkeet bi li xibaar tey jii altine yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars atum ñaari junni ñaar fukk ak benn asalaamaaleykum mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wax nag ci jàngoro yi Covid 19 xam ngeen nag mbas mi jamono ji mu ngi daal di wàññeeku bu baax tey jile ci altine bi lu tollook ñeent fukk ak juróom-benn ñoo amee jàngoro ji juróom-ñaar ci ñoom ñàkk seenu bakkan daañu dem foofee ci ministère de la santé et de l' action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l' action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweeri ak juróomi cas yi ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll. ñooñu seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom-ñett ci région yi am nañ ci fukk ak juróom-ñaar yu tëddee nii ñett ci Kolda ak Vélingara ñaar ci Saraya Ziguinchor ak Thiès benn ci Kaolack Saint-Louis Tassette Thiénaba Seck ak Touba ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu ngoog ñu wax ci leneen mu soxal wàllu politique ak Birame Souleye Diop mi administrateur civil bu parti Pastef ginnaaw bi ñu ko bàyyeek négandiku dellusiwaat na ci ay mbokkam fii ci diwaanu Thiès jàkkaarloo ko ay taskatu xibaar yi lu mel ni xeme la daal di yekk njiitu réew président Macky Sall leneen la mu ca dolli mooy gën a taxaw ak dëggoom ci parti bi di Pastef ay kàddoom Moussa Mbaye la ko dénk ñu teewlu ko. L'homme qui pense que le Sénégal est son titre foncier. ba ngeen jógee ànd ak Pastef jóg ànd ak këru diine yi dafa xof dalu gannaaw pas-pasam moo nekkoon téye ñu ci kaso yi 6 mois téye ñu ci kaso yi 1 an ñi war a ñàkk seen liggéey Macky Sall amul benn yërmande ci sénégalais yi pexeem yëpp loolu kese la woon seen taxawaay moo tax mu dellu ginnaaw taxawaayu Pastef moo tax mu dellu ginnaaw taxawaayu këru diine yi moo tax ñu dellu ginnaaw ñuy sant aussi këru diine yi waaye di sant particulièrement këru diine bi ma gis ma judd man muy la famille Ndiéguène de Thiès laata benn jàpp di am lu ma sama xalif woo wax ak man muy Alhaji Mounirou Ndiéguène ma koy sant di sant njaboot gi yëpp di sant la société civile ndax ci biir M2D balaa muy am na lu bari lu ngeen dox société civile fekk nañ ci kaso yi à plusieurs reprises pour wax na ñun ci lan moo xew ci kaso yi ma leen di xamal ne leen sénégalais yi nekk ci kaso yi Macky Sall considéré wu leen comme ay sénégalais
sénégalais yi ñu tëj ci kaso yi te mandat de dépôt yóbbu leen fa nekkul condamnation définitive ay prévenu lañ fa kenn attewu leen instruction enquête tax Bassirou Gaye yóbbu leen ci kaso yi ñu leen fay toroxal jàppale ne day c'est des sénégalais de seconde zone. Il n'y a pas de droit dans les prisons gannaaw nag ay seede yu wóor ñuy doxal kilifay kaso yi ña ngay def lu ñu mën man de Sébikotane bi ma jógee ña fa ne ña ngay def lu ñu mën pour nekk def prisonniers ci ay bonnes conditions waaye Macky Sall boolewul prisonniers yi ci les citoyens sénégalais alors que ay citoyens ñoo fa nekk ñu deful dara ñoo fa nekk ñu tooñ war leen atte ñoo fa nekk ñu am discorde ñu jubóowul ak yoon ñoo fa ne ñu war leen atte wax leen lañ leen fay tërale ñu baleen fa fàtte leen fa. mu ngoog ci jamono jooje jigéen ñi bokk ci mouvement Siggi jot na bu Abdoulaye Dièye doxuk ñaxtu la ñu doon amal di wooteeg jàmm ci biir réew mi ginnaaw bi nga xam ne manifestation yi fi amoon ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan lu ni mel ka jiite mouvement boobee di Abdoulaye Dièye daal di koy rafetlu jàpp ne lu ni mel dañ ko war a jëmbat fii ci diwaanu Thiès ndax lii di jàmm moom mooy li nga xam ne rek moo mën a may askanu sunu gaal ak dal ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall. tur ak da sant ginnaaw tey bi ñu ñëwee teew fii def sunu marche bi nga xamante ni dañ koo jagleel jàmm ak salaam ñëw seet si ki nga xamante ni moom moo fi représenté l'État du Sénégal muy le gouverneur de Thiès ñu koy sant bu baax si yombal bi nga xamante ni yombal nañu ko marche bi ndax je pense que citoyen bu nekk am nga droit wax li nga bëgg ci réew mi te ñun Siggi jot na ku ñu gis xam ni jàmm la ñu mës a wootee dal la ñu mës a wootee li nga xamante ni tey ñoo initié événement bi donc xam leen ni tey li ngeen def nii lu sori sama xol la kontaan naa ci yéen lool ndax la ma leen waxoon di leen ko yàgg a wax mooy Abdoulaye Dièye deful politique ngir xuloo deful politique ngir ngaayoo deful politique ngir wax lu ñaaw donc je pense que ni tey ñun acteurs politiques yi war nañu xool suñu communication parce que communication dafa am solo information bi ngay transmettre tey ñi nekk sa gannaaw loolu la ñuy véhiculer te gis nañ ni champ politique bi xëccoo xiiroo ak ngaayoo la je pense que ni politique jàmm moo ko law parce que loo xamante ni da nga koy def ngir defar sa cité ngir defar sa dëkk je pense que wax ju rafet bu ko mënul defar wax ju ñaaw mënu ko defar. dëgg la waay donc ñun acteurs politiques yi li ñu war mooy ñëpp xam na ni ku nekk am nga droit wax sa xalaat mais suñuy xalaat aussi nañ koy rafetal donc di profiter ci occasion bi di wax ni bu dul woon suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ñu ngi leen di remercier bu baax di leen sant di leen gërëm. di profiter ci occasion bi di ñaanal suñu xalif généraux yi mais particulièrement le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké génn bi nga xamante ni génn na ko bi nga xamante ni jàpp na ko ci ba réew mi ànd ak dal ànd ak jàmm. mu ngoog mu nekkoon Abdoulaye Dièye njiital mouvement Siggi jot na noonee la ñuy bàyyeekoo wutali foofee ca quartier route de Dakar 2 collectif bi nga xam ne moo ëmb ñi seeni kër ñu daanee doon foofee daal dinañu yënguwaat jamono ji nag la ñuy sàkk moo di ñu delloo leen seeni këyit ndax la ñu bëgg ci anam boobee moo di rek jotaat seeni këyitu kër ngir rek mën a am foo xam ne daañu fa dëkk ki nga xam ne rek moo yor seen kàddu di wuyoo ci Lamine Diop teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Mbaye. alors li tax ñu ñëw mooy duñu bëgg alerter. ndax site bi duñ fi nekk mu am problème parce que 2018 bi ñu tojee suñu kër yi de manière injuste. parce que faisant l'objet en fait d'une décision de justice qui a été basée sur du faux. am na si ñoo xam ni bi ñu nekkee fii di tabax pour fu ñu dëkk la naturellement ñu toj mënatuñu dëkk ñu dem luwe ji. alors am na si ñoo xam ne duñ def ay prêt dem ab si banque bi ñu lebal leen ñu ñëw investir que si terrain bi tabax et depuis 2018 figurez-vous depuis 2018 dafa metti mu doy waar lool. alors depuis lors ñu toog di xaar di seet nag naka na ñuy def ba récemment ñu gis si am na courtier bu fi nekk am ñu mu àndal ay géomètre ñëw di dugg si terrain bi ni léegi du ñuy déblayer terrain bi pour jaay ko pour jaay parcelles yi am na même parmi ñun fii ñi nga xam ni xamuñu comprendre ñu woo nañ leen yóbbu si benn huissier signé loolu leen ay kayit comme quoi
nangu noonu nu jaay leen parcelles yi société boobu daf leen di jaay parcelles yi Soprim la tudd alors loolu bi ñu ko yëgee on s'est dit que ça va créer problème dina am parce que le préfet boo xoo dinañ toog déglu ma administration bi toog leen déglu ñu daan ko réglé wuñ ko ñun ñu toog ñoom ñu ñëw léegi di bëgg jël terrain yi di ko jaay duñ ko nangu mais loolu mooy seen wax et puis ce qui li leer mooy bu ñu demoon bu si biir ngeen xam du Soprim kese parce que y a des agents véreux de l'administration yoo xam ne ñu ngi si biir à Thiès c'est ça la réalité mais lu ñu sàkk mooy que les autorités jóg wax si problème bii avant que problème affaire musiba di fi am parce qu'on a l'habitude de voir ñu ni problème yi nii ñu koy négliger boo musiba am parce que ce que j'appelle musiba mooy nit faatu fi dee fi et c'est possible compte tenu du niveau d'engagement et de détermination de ces populations-là. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci Déthié Fall mi nekkoon vice-président bu parti réew mi ni ki démb nag la daal di taxawal ak partem daal di koy tuddee parti républicain pour le progrès diisoog askan wi leeral yi dañ ciy ànd ak Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak Déthié Fall fi mu nekk ni nag lépp leer na Déthié Fall taxawal na parti politique am bu bees duppee ko parti républicain pour le progrès dagg na lépp lu ko boole woon ak réew mi loolee waral mu ñàkk postam ca pencu ndawi réew mi comme ni ko sunu sart ndayu réew tëralee député bu ne bu génnee ca parti ba mu bokk dañu koy remplacer ni ko article 61 bu charte réew mi tëralee gannaaw ba ñu amalee daje ci aser gi ñu génn ca Cap Skirring mouvement yi ñu tuddee séparatisme fas nañoo yéene joxante loxo baalonte juboo te àndandoo ci loolu ONG dynamique jaarale ko ci kuréel gi di COSPAC bokk ci MFDC mu amoon nit ci wetam jigéen ñuy yëngu ci bois sacré bu Casamance fas nañoo yéene amal ab waxtaan ngir dëkk boobee di Casamance delluwaat ci jàmm ci Sénégal bu ànd ak sukkandiku jeexalee xibaaru biir réew mi ab lakk bu metti bu am ca Cayba kër set nekk ca commune bu Kocop nekk ci diwaanu Kaffrine néegu ñax yu bari tàkk nañu fa ba jeex tàkk jur yu bari it faatu nañu fa askan bi jéem nañu lu ñu mën ba fayee lakk-lakk googee ñu fàttali leen ni rek ba tey xamaguñu la sabat googee lakk. mu ngoog sant ko gërëm ko Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi noonu la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel biti réew Rokhaya Mbengue lañ ci àndal la ca gën a fës bokk na ci wàccu gu liggéey kii di ancien président bu Malgache di wuyoo ci tur Didier Ratsirika leeral yi ak Rokhaya Mbengue. ñu dooree xibaaru biti réew ak président ba woon di amiral Didier Ratsirika di Malgache moom nag génn àdduna ni ki dibéer ginnaaw ba mu amee juróom-ñett fukki at ak ñeent ma nga génne àdduna ca l'hôpital militaire bu Antananarive ñi nga xamante ne ñoo di ay dendandoom ñoom nag ñi ngi yëgte ne mi ngi génne àdduna ginnaaw ba mu amee arrêt cardiaque fële ñu ko dencoon ca hôpital bi nga xamante ni ki mardi bente ma nga fa woon ngir rek mu seetaat yaramam defar bilan ginnaaw ba mu amee woon rek ab grippe bu ndaw rek kon nag njaal ma ñu nga wër di ko def jagleel ko ci di figure emblématique bi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko lool ci wàllu politique malgache di amiral Didier Ratsirika. ay doomu aadama yu bari faat nañ leen fële ca Palma nekk ci nord est bu Mozambique gouvernement bu Mozambique bi nag moo ko yëgle mu mel ni attaque bi door nañ ko niki àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars benn tey jihadiste yi nga xamante ne ñoo bokk ci al Shabab bokk ci groupe état islamique bi ñoom niki àjjuma ñoo jël dëkk ba yépp daal di koy noot lu toll ci 75,000 doomu aadama yu dëkk foofe ca province bu Cabo Delgado ñanga ca ay jafe-jafe. ñu jeexalee ak xibaar bi soxal général Amadou Sanogo ginnaaw ba nga xamante ne xaarul lu yàgg ngir yëkkatiwaat ay kàddoom
moom mi nga xamante ni moo amaloon coup d'état ngir dàq kii di président Amadou Toumani Touré ni ki ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2012 moom nag ñu fàttali ni nekkoon na putschiste bu ci ay jamono waaye moom it ñu ngi ko toppee wàllu ko faat doomu aadama ak it jokkaloo ak ay doomu aadama ngir rey nit waaye loolee terewul daal dinañ koy bàyyi mu daal di moomaat boppam mët na lu toll ci ay fan ni ki bés yi ñu génn fële ca Ségou ci 260 kilomètres fële ca nord bu Bamako daal dina fay yëkkati ay kàddu waxtaan ak ay ñoñam loolu lañ leen jàppaloon ci seen xibaaru biti réew. mu ngoog ñu tàbbi ci lu soxal wàllu tàggat yaram wax ci fukk ak ñaareelu journée championnat CNEPS doon laale ak jaraaf nag mujj am ndam lu am solo ci match boobee benn bal la ko daal di dóor bu ñu sukkandikoo nag ci kiy tàggat jaraaf daal di nay rafetlu ñetti poñ yooyu nga xam ne daal nañ koy am ci ndoddu CNEPS Cheikh Gueye ay kàddoom Fallou Ndaw la ko dénk ñu teewlu ko. dañuy jaajëfal wala di waslu àq équipe bi nga xamante ni mooy équipe bu CNEPS parce que gis nañ ni match bi metti woon na trop si ñun am nañ ñoom ay joueurs yoo xam si côté yi xaw nañ ñu sonal am nañ aussi défense boo xamante ni xaw na baax mais xam nga ay xale bu ñu fubalee lu mat juróomi match ci équipe bu mel ne Jaraaf te amuloo victoire doute dafay ay jixi jaaxa dafay commencé installé wu loolu moo waral tey si première période gis nañ suñu ay xale yàkkamti lool mais bi nu muy temps waxtaan ak ñoom pour ñu am tuuti patience ñu gën a am patience boobu nañ am ba nga xamante ni donte dugaloon aussi bit boo xamante ni par combinaison la donte am na ay occasion mais xam nga football dafa làmb loo xamante ni boo demee ba gis ni sa équipe am na ay jafe-jafe pour dugal li nga xamante ni moom la ñuy wax bal arrêté da nga ko war liggéey bu bari loolu liggéey nañ si lu bari ba nga xamante ni bu ngeen gisee corner yëpp duñuy jéem a def dara malheureusement góolu CNEPS yi dafa njoroon doon jël bal yu bari mais si fin bi corner yi nga xam liggéey nañ ko am na benn boo xamante ni fay na ba am ñetti poñ pour wax la équipe boo xamante ni yaa ngi jóge woon si ñaari défaite contre Génération Foot ak contre Gorée ñëw def machine contre Casa tey nga am victoire yooyu mën na indi beneen confiance ci xale yi ba nga xamante ni match yi ñu dëgmal contre Saritas ñu am yaakaar ni mën nañ si am dara pour wax rek ni maa ngi jaajëfal samay xale mais aussi di dellu di waslu àq aussi équipe bi nga xam mooy équipe bu CNEPS parce que def nañ match boo xamante ni bu mucc ayib. Gawsu Dramé mooy tàggat lii di CNEPS Excellence seen match bi doxoon ci diggante nag Jaraaf ginnaaw ba ñu ko lajjee mu daal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne équipe am yi daal di nañ koy am daal di gën a taxawaat rek ngir match yi di gën a ñëwaat ñu gën ci am taxawaay mucc ayib ay kàddoom moom Gawsu Dramé Fallou Ndaw la ko dénk ñu teewlu ko. ñu ngi sant yàlla parce que ñun Jaraaf gagné nañu waaye amuñu ci gàcce parce que football nañoo moom ci fulla ak fayda xale yi wane nañu jom. bon xam nga équipe bu ñuy gagné ci 90e minute ko gagné mën nañoo wax ni yàlla moo ñëw ak i dogalam parce que tamit loolu mooy football bi yàlla moo ciy dogal bon dogal na ni Jaraaf moo war a gagné dañ ko koy nangul te di ko ñaan bu beneen yoone mu may ñu parce que am na ay équipe yu dóor Jaraaf yoo xam ne ñun gagné nañ leen donc kon liñ ciy wax rek mooy kontaan nañ ci suñu xale wane nañu fulla jom ak fayda waaw li ci des nag mbiri yàlla la jox na ko Jaraaf ñu ngi koy ñaanal mu jikko ñun tam suñ demee defaruwaat rek gën a defar suñu équipe bu soobee yàlla li ñu ci wax mooy téye ko ci fii dinañ fexe ba mu toog fii loolu mooy suñu mbébét ci équipe bi. tegale woon nañ ñetti match di ko gagné avant ñu ñëw ci ñetti match yi ñu perte donc kon damaa defe ni ndam demul ndam dikkul ni ko gars yi di waxee suñu demee nag dinañ defaruwaat xam lan moo tax ñu tegle ñetti match. li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yi la xibaar Rokhaya Mbengue lañ ci àndal. mbokk yi dal leen ak jàmm ñu dooree xibaaru yéenekaay yi ak it liggéey bi nga xamante ne fas yéene nañ ko door ci weeru juin mu di projet bi nga xamante ne moo soxal wàllum ndaayaan mu mel ni defoon nañ ci benn ndaje boo xam ne ñu ngi ci doon waxtaan ni ki samedi fële ca Saly ñi ko doon def di direction générale bu port autonome bu Ndakaaru ak ñi nga xamante ne ñoo di askan wi nekk ci fañ ko fas yéene teg mu mel ne it foofee waxtaan nañ fa lu jëm ci wàllu naka la ñuy taxawalee liggéey bi ak it lan moo ci jiitu mu mel ni rek
la ko waraloon moo di fexe ba déggoo am bu baax ci lancement yi nga xamante ne fas yéene nañ ko def ci liggéey bi nga xamante ne dinañ ko door ni ki mois de juin. Soleil nag mi ngi ciy wax ne liggéey bi dinañ ko door ni ki bu juin di jeex incha allah. ñu daal di jàll ci lii di l'observateur foofu nag ñi ngi fa def nataalu kii di Mass nag bu ngeen ko déggee mi ngi tudd Massoukha Mbengue moom nag bu ngeen demee ci page 7 ba di ngeen fa fekk la nga xamante ne jot na koo def mu di ay mbir yu doy waar kookee nga xamante ni moo di Massoukha Mbengue nag moo di waa ji jëloon drogue bi joxoon ko GP bi di Fatou Kiné Ndiaye foofe ca Maroc bu fekkente ne rek nataal nañu ne loolu jot na koo def mu mel ni bokk na ci yeneen yu mu def maanaam def na ñaari yoon bakk amu ko waaye it mu mel ni am na nag ab triande gu mu defoon fii ci diwaanu Thiès mu lu toll ci juróom-ñaari millions waaye waxtaane nañu it ni mu doon dundee fële ca Maroc ak naka la defoon ba bëggoon dem ca Espagne te mujjul antu mu mel ni Massoukha Mbengue ci page 7 bu journal bi nee na man nag awma kenn ku may nettali sama dund wala ma am lenn lu ma lay wax ndax itamit li ma def man la soxal. ñu daal di jàll ci l'observateur ci page 4 ba nag kii di Déthié Fall moom nag fi mu ne nii nee na nag mbiru député gi dara ñoru ko ci nee na bu ko neexee mu bañ a toog ci assemblée nationale waaw bu fa toogee rek du lenn lu dul dimbale askan wi ak yoral leen fa kàddu député bi daal nee na moom daal fi mu ne nii bu ko kenn sonnal li muy def daal dina ko def te kenn mënu koo tere mu garder li nga xamante ni moo di taxawaayam foofee ca assemblée nationale. quotidien le quotidien moom nag ñëw na ci kan moo war a wuutu Iyane Thiam ginnaaw ba mu génnee àdduna mu mel ni rek fi mu ne nii xëccoo gi tar na lool ndax imam bu grande mosquée moom nag fi mu ne nii nee na d'accordul ci Omar Diène waaye kii di Serigne Abdoulaye Makhtar Diop moom fi mu ne nii mi ngi jàppale bu baax a baax kii di imam Moussa Samb. ñu daal di jàll ci la tribune Déthié Fall foofee nag moom jël na suuf daal di koy xëpp ca mburoog soow ma nii la ko journal bi waxee ñi nga xamante ne ñoo di njiitu l'opposition yi ñoom fi mu ne nii ubbi nañu seeni buntu lool ngir waxtaane seen yëf seet ba xam nan la ñuy defee diisoo ak askan wi mu mel ni ki nga xamante ne moo ko taxawal di Déthié Fall moom ak parteem fas yéene nañu def ay liggéey yu am solo jëm ci sax nag waxtaane li nga xamante ni moo di régime bi taxaw fi mu ne nii te dara neexu ko ci. Lat Diop nag la ñuy dem seeti fi mu ne nii dafa taxawaayu xeex jàmmaarloo ak l'opposition bi ci page 5 bu journal bi kookee di Lat nee na deuxième vague waaw moom lay waxtaane ak li nga xamante ni moo di troisième candidature moom nag fi mu nekk nii xas nañ waa l'opposition bi nee na nag ñoom daal fi mu ne nii ku leen xool sax war ngaa mën a reetaan ndax ils sont pas sérieux nee na it leneen li moo di fi mu ne nii kat ñun waxuñu président dara te kenn waxul président dara du ngeen bàyyi président mu nekk ci jàmmam est-ce que da leen a wax dara loolu mën ngeen ko fekk ci page 5 bu journal Les Échos. Vox Pop nag tey jii ci suba gi mi ngi waxtaane mbiru Khalifa Sall ak génn gi nga xamante ne jot na koo def mu mel ni ku doon régler rek loo nga xamante ne naqari woon na ko loolu ci xëtu yéenekaay ba sax kii di leaderu taxawu Sénégal ma nga naan sama pays bi maanaam sama réew mi dara neexu fi mu ne nii mu mel ni nag askan wi gis ngeen ne génn nañu wane ne ñoom fi mu ne nii doyal nañu sëkk waaye it am na yoo nga xamante ne dootuñu ko nangu mu mel ni dañuy daal di jeexalee ak stade éliminatoire CAN 2021 yi macha allah Abdou Diallo fi mu ne nii moom ak ñooñam yu bees yi nga xamante ne jot nañu ñëw mu mel ni wane nañu seen taxawaay nee nañu am kii kat mën nañ ko tuddee ab torche buy leeral jamono ji moom Abdou Diallo waaye Sadio Mané it ñu yëgle ne demoon na seeti fa nga xamante ne fa la dalale ba maanaam génération foot foofee nga xamante ne ba mu nekkee tout tànk fa la doon jouer mu mel ni nit ba mu fa demee dañ ko teeru comme ni ñuy teeroo buur ki nga xamante ne moo ko fa yoroon nag foofee ca Ngalandou Diouf moom nag jot na koo tàllal ay loxo daal di koy gërëm loolu mu mel it ni ci jeexital gi waxtaane nañ ci journal bi kii di Koulibaly ak Crépin Diatta ak Abdou Diallo ñoom nag ménagé nañ leen bu baax a baax ngir ñu gën a am cër ci biir li nga xamante ni moo di seen dellu si ci biir stade bi ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm. mbokk yi lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV Ramatoulaye Cissé moo nekkoon ci wàllu xarale gi réalisation bi ñu àndoon seeg Mamadou Ndione mbokk yi jaajëfal leen cant ak ngërëm ñeen na leen rendez-vous bi ëllëg la incha allah jërë ngeen jëf.